Hello, welcome to the platform of the youth's involvement in politics. Today, basically, we are going to talk about policies and strategies when it comes to youth's involvement in politics. I have Omar on my far right, Modu and Fat Sonko. So, Omar, welcome. Okay, assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ku nekk ci tur ak sant di leen sant di leen gërëm ci seen invitation bi nii leen. Okay. Assalamu alaikum. Badi mandinko ana kamoy ladu. Dola nada jam pour ka kaja funding kill kata kuoro kamenga pour politiko ani pro la involvement o nying yo tomo modula de. Assalamu alaikum badin jibir lalo ntelam Fatima FM Sonko. Thank you so much. Just to remind you that you are watching VOD Voice Out Digital, and Omar, I will hand over the floor to you. Okay, jërëjëf Empress. Di la santaati tamit ci seen invite bi. Okay, anyways, ñu ngi am fii Modou. Yeah. Modou. Okay, you are from UDP. So yeah, so man moom fu mu nekk nii dama versatile rek laalee fu nekk. So bu mu easy nag ñu waxtaan ñu xar affaire yi ci digga bi. Waaw because fu mu nekk nii xam nga ne ñu ngay jublu ci élection bi te affaire yi soreetut te youth yi dañ important trop ci élection bi parce que dëkka soo déggee ñu ne dëkka youth yi la seen involvement daf de important ci fànna bu nekk. Ok, so ñu bëggoon laa laajte yéen ak seen parti bi ok lan mooy seen yëngu-yëngu fu mu nekk nii ak seen too bi ngeen jógee def nii lan mooy seen lan ngeen gis daal li ngeen foog ne yéen fu mu nekk nii war ngeen a war a mun a win élection bi nii leen. yeah. Abaraga Bake Umaru. So unfortunately. Kana wori mbe boya moy la natanal manika no problem. Comme ya fo nyame no fondike la jija involvement of political kono ni ajibe akumaya da bakele. Kadu nyin kebal membe jembe no ma na sme nyaw nyara ni bidal kadu keba dolle beje wata me dol fana bonu fondike yalla. Itara itol beje idol bode je fana bidal sa fondike fonsen dag politico kana siko na jogo politico mu kunta ya kuli o politico mu kula de me alon ko momo be ikumule feje you know like you are trying to get something out of it you know based on your personal gains or interest among ko wonyama ndela ko nyaade binda politico ko ngaje ko Gambia bidaka nyama Gambia mantara taku kan ya understand even in a party mention jane tonyalam amam me bakale party ni nga endos nga jibero ke nga party be jibe ngela agenda jibe ngela manifesto jibe nga ku jamale jibe ko joindo party andu nga jibe fana ko party lem party me aloko a symbol sort of bake among the other four party you know that are against the incumbent ya jibe. So Gambia bidaka nyama mandara taku kam. We have a country to salvage, you know. And what a phone or funding ko. To yalen data tamana ni ajibe kebal beje funding beje ba funding la fon sembo warabada. Na campaign trail kono. And yodoku ba ke jele ni nata security la karola ni nata even the executive funding be kono amanga paring keba kesen funding be kono Mudu ndela sta question dole impose lete parce que ni ko opposition always aka jubele kol mi alonko ya favole aka wolle fintindi bayron tol Gambia ben tolle denda Gambia tolle denda bare do ko ate ni ko okay arama baro man tara do ko la ite fi ite kaje nyaadi le ite yaje nyaadi le munne le man tara takam parce que Gambia la economy nga okay I cannot say okay I am working at finance but Gambia la economy through ito ya jube nyami dol ba fokan ko kabiring aya taraje anin sign a improve tal atol opposition al ba fokan ne kabiring anata a jijatale but al kana nyina ko Gambia Mbatembo minna, dunia fang Mbatembo minna, the whole world is facing what they call economic depression.
mbaka chala mba pandemic le kono kol min ka jarnum $5 aman tara anyama fosain kol bele increased tonya yaje bare political oppositions itol kawo use le as weapon kawo use ka arabaro attack sayin laftal yeje sen yanyin parce que ko ni ba attack la nyanta proof le sotal ka yitandi ko okay nyinnati na man la fi okay ite ya bayro ite banum Halifa Sallah sayin jompta ite ko ite ba UDP le mune fangole dindu je parce que you have to have a concrete reason munna batina munatina e bota jana inata na njang lafta yeje sen yanni mole parce que kana nyina ko okay hani naketa mo clean fam ni diamuda ise o convince no ay afana yinana parce que bayro patio be mu tennete ite ni naketa ite jompda itata ka Halifa Sallah ya inyanta mo fana nafina wala ka pati fandi ite ya mira ite ya jubero kono ite ya mira nyaadi le tibe ko youth sol convince la no nyaadi le pour ite fana ye bulé noma parce que amanke dron ite ye UDP joine ya joine inyanta mul fana nafina ka pati nyim fandi wala batina la ali president o nying boyndi parce que president o nyim mimbe sirin wo abuka dia pour yewo fintindi parce que ate min sotole pour ka sije bare mum yalla ko place o nyini kan woni mimbe sirinji e manke kelinti sembo batale bulu sa ite yire jubero ko nyaadi ila lo ka nyaadi le alba boyndi la nyin election an munati nay bota doy inata na UDP na manke kudolti niya jibe first by como fole doy la carola because they mold no political and I have to make this clear. Those previous years I was voting for APRC, okay, yeah, I understand. But 2016, with the help of social media, social media na running jamani labam bundal melanga kibarol ning kulol findin mole nada lon ku jama on the whole these atrocities and tajrinte ya ku jama legera under APRC kola and in 2016 for the niaje president nada ka kuma dul fo melia lon ko amam banko favor na ka kelo nyama ku jama les na dadu noje nada kafuta dada nga karfe fa willingly coalition nada jigita ko tonya Gambia bola la Gambia ba Canada you understand but niya jibe coalition ni kabra nana na Halifa is my favorite in the coalition those days because ade from normally ade ka diamo be ka barola diamo bu kasia akana la reg comme ka diamo complete mole janja meeting o ba but Halifa I can remember when he came to college you know ngamano nya appreciate le ay ku jamal long Gambia banko la ko but ni na da jibe in other way round fanan Halifa tonya am cleaner we have to tell the truth human resources is a problem for PDOIS and without that resources ni harama don't know you cannot unseat the president. That's right. So I can bring the reason they barola ko mantara je the mojamal for you the Facebook le de baro like tonyali but there is a reason for it ndenya Gambia la je at first okay ni baro jiba anata na mission la ni banko kan okay ka incumbent bondi awo kele ngokele incumbent bela kafuda nyoma nga incumbent bondi say munan ko je baro nyana ka menge alen naka reforms like reforms member like security tankola bundal I feel dora I found nan diam dola ka feel that you understand TRRC kere janne he gave deaf ear mo be nyaade la kabi presentation of angela this 9 minutes ala posture ala kabrabo fonko receive kan TRRC la committee bolo it's like he doesn't even care in fact before that from boro mol nyaajele kunu bala diamo la moy kam ay même fo akati kay ani APRC yakafunyo Amad Baya fo jiko reconciliation montam but you cannot have the reconciliation without justice and those justice is for the victims sa meyo timbali akita kata hoya
mel dunda toro ko ne yenya bonni wolka waya itan le ko baro tan in country reconcile no because you cannot do reconciliation without justice nena fonko la bundala civil reform fanana comme ni reform men be baro na missiono men ay be fel 3 years wana na pour 3 years fana ay banko fel wodula ra fana dole tonya sembeda men sembeda constitutional la and wala sembo watra baroni momoroni ndim banko ka ba niyo constitution of an jibe nga halifa ndeka halifa no ma bakale no up till dying minute when I realized ko halifa tan banko on sit no la with that little human resources I mean for wolam ako baro ma fansu kebaldi tonya na constitution e power dia la 5 good years price but article fana se design no la fana constitutional act do fana mbede Halifa remember. Sorry because not capturing but I cannot quote those one. But mobe Halifa mo la remember. So ni baro ma fansu ke bara te wolo ni ngatra nun ko jamfa man dara nun kono. For ala sembo mo wara Gambia constitution ni baro be. Ay ala je kabra ba fo kam ala ya moyle. Sai fonko manke kuti lahido kole ya barale. Iko hani mo kini ni ya lahi. Han aljama lolu nama yamfe wallahi do ni ma timman adulbo be nan sakoro banko be I personally I voted for the 3 years I'm going to be straight to you even Biden the party leader lawyer Usainu Dabo when he defended 3 years come barote jila 3 years at 5 years level because I am a legal practitioner I was not happy I'm not going to because camera valoring kang I was not happy I'm going to tell you the truth so kujamala weke kan banko kam mul nyaaje you know ni nata foreign imperialism la wo mun to ko leti ngo Gambia fon so 1965 but it's like Gambia ma fon so I witnessed certain things especially Biam na motobe tambi kan campaign trail be kabimbe se kana kabona Biam midimol Senegal sojaro kuma ka men fo mole ni kebal do moto ko no masi bolo wekala adani kido lambe jila no mala mol bun kido la that's right bar kebal Biam do mole ala nyaka sala nyaka kebal do moto ko no kam fa badale ba niaji muno be sabu na banko na sojaro na tankaro bunda fa ba wande banko mol bulu moya fo nyoko barola highest file Gambia highest file, Barola file, the president of file is the highest file, you know, the most important file in this country. Jumalo Senegalese ko wrong, what does that tell? Ha, me kuntuje. Ngar sister fanandi afana yala kumol fenkeje lafaje yemimfo. Mbendala ite kan nga pol analyze nyamim parce que bi ate sumia easy la mba kandindalal mba kandilal ko kandi parce que ye ko be mimim fo ndefana banala le manala le nga seniyandi ndefana ngana point of view la faje ha sister nyin dila nga fana yala fenko nyin idea nyin la faje no problem okay so ite fana yemuna soto je be min la fala atela fenko nyin bayro nga nyin kala ibasirin ifana yemune soto ibe min lafala di mba tembo min na Gambia be tembo min na ten be electionol kana electionola mom moy kata ila choice le vote ha yemuna je munatina ilafta jindila munatina ilafta parce que itala lon dama ilafta min kella ni tata ilafta jumale jumale vote la ilafta jindila fo ilafta sindila bayro say slogan mo jindila ak jindi ha say ilafta sindila fo ilafta jindila ha munom actual yemune land with through these 5 years ibe nyanta baro blame la le fo manyana blame la fo situation le bol samba je fo mune mol samba je abaraka baake Omar comme ya fa ñamin nte de left me alone baro abijila le okay though I am not a politician okay mu just party militant and things I've supported the Malamunti I understand but nimbaru jitol be dia lañe me kuntu je bare yow yake dalil jumale yake parce que jang Gambia nimba to nya fo la ñoy ku fula le katajan is either ye join party because e teri le bije wala e fama le bije wala e bama le bije wala kafunyo ma le bije
voilà il a fallu pour majority of my mol bejane voilà iman development leje ñi parti wala ila agenda la man diaye ça a été yake dalil jumale ite dalil jumale baro man tara do ko wala fo amé favole bora ila fale ila teri ñol la party ye win o ila fta ite la nga be fanke nga be jabakete mal jabakete okay well until in a sense that come do about Traikan, honestly, I'm very straightforward. Though I'm not in for him, but I have to tell the truth. Yeah, because many parties, some party don't like, many don't like. Yeah, so maybe come. I made that 5 years now. There are so many things me and Baro. I don't think so about Kekan. Now it comes to Bankola total. Baro he's lacking behind. It's just now that he started developing. Me and Uncle, time will waste alpha operator. You understand? So Gambia, ni nata balu la fana. Ya Gambia to what we believe, to Gambia ngami believe. Like masina ke bala fat science. Balu ba ko le ari. Bini tana ke ko nyoko. Mbeni man bu Dakar sanina wala mbeni dinkele ngani ke wala mbeni ko diskar dile la. Mbebla le normal. You understand? So wala atina Gambia ntamo barote no birasi ta force na ntamenkel ay balu wala jindi mo lay balu so enti banko mo li because mol man kili mol bulol man kany mol bulol amek ko mo bele bulu ko be. You understand? So wala atina nte natra uda ma ken wodo even only that dama baro yo am make so I okay. Oh it will in fact it will have been better. Then be jente momento then political ko be kelas ken fa obeta sotala. Wala atina and we so ndol funding ken ndol tang bankote. Kebal wol ibenu dindi yala wole jamanu ke so ntolle ba palaso nyandal nga mexu mi yalon ko sabanko sambanu nga carte ke so ta nga di wala so mo me pati mi talon tete mari dama etale wolo ntembe dam intel ngalo ni ala nta mo fik no nga fa mbe UDP wala mbe APRC wala mbe I don't know NPP or so party when mantra wot bani tan dana ji nda malka ni na balot boxo fani na mabalo ni sabanya mbala wala nanje alalam so wala atna I do sol makela bakela do ko le funding kel majana Gambia banko ja that's what people are in fact fighting for most until funding kela ba fa do ko man soto do ko kitatene balu ko le look at now man boto fon sanjel nga mara wuli killing kemi wora I don't know it that be ñoy ñaato nak so mol ko la kas man boto dal da jilale well malo speech la moy but according to yam ngami moy ko man he was given a speech ka fuko man boto sa da bita fo wuli fula yeah and even if I am to support Barrow what the man alone can make me not to support him as a leader you should lead by example you should be the role model especially ite ko imi president already honestly I'm not against Barrow momo you have right to talk about what you want to na tara manke violated word you understand it's important okay it's very important because being important comme le fay sele left la ji ngala ko mo jama ben jibe ka ñaato banta jana e ben against la parce que no foni finta gi dole attaque bara sa tara mbemi foka nga to ñala fo hani Barrow biri yaajo be je nga aske no fona mebi bi yaajo dafa na he don't wa yaajembe ngana sita someone was there as his president. So at him so I fight wujinte. Though it was a coalition, but as one tele pro he will not go in for it. You understand? So all I know I see. Honestly speaking. I see. Okay, legi dafa melni dañu dem ci nday mbili bi. ñu ne naka mbota mu ne sakku xorom diis na ñu ne ko nako xamé mu ne ko eno ma dégat bo ci kalamay coach Barma la waaw yow tamit légui naka nga gisé ci mbiri élection bi ni bu ñoo jubli ni ak naka lañu duggé ci biir élection bi ak lo jotta janga ci biir 5 years bi lutax yow tay nga am idea bo am moy ne da nga bëgg mu wacca wala da nga bëgg mu tok lolu yow rek ya ko xam ndig yaay dem dugga ci biir voter kay bi nga vote kula ne ku ko fogg ne mo mëna yobbu dekk bi because bëgguma plateforme bi tamit bu mu melni comme dañ nekk di against ben nit parce que man tamit ñom ñep wax nañ sen ideas man tamit dina ñew ma waxé fu ma xamé ak lu ndaw lu ma xam tamit si numa jangé 5 years bi ak lutax tay man suma waré dem tay né OK dama ko votal wala dama ko votalat man ma xam lutax man la doy yow naka nga gisé OK deka bi naka lam nekk di doxé slow na wala slowed wala war nañ gëna romba fuñ nekk ni wala tamit buñ faté né deka bi
ku fi toogoon daf fi toog for 22 years bu kii ñëwee 5 years la toog lu nit kële mun a def si within 22 years kii mënul koo def within 5 years because of duñ benn ku la gën a yaaga si dara moo la ko gën a xam understand nga so da ngaa gis ne moom tamit déjà am na lu mu def si within 5 years bi deserve na pour ñu may ko another chance deserve pour ñu may ko another chance loolu yëpp moom tamit am na lu mu si def am na lu mu si defut so yow naka nga jàngatee 5 years bii nii ak président bi ak noo gisee ñuy daaxe raw gaadu bi naka ndax doy nañ la wala doyuñ la parce que IEC tamit dafa am ñuñ drop ñooñu tamit dégg la qualifié wuñ waaw waaye am na ñeneen ñuñ foofu noonu sax mun nañ ñuñ disqualifié mënoon nañ taxaw te mun nañ yóbbu dëkk bi fu ñu qualifié lii yàlla rek a xam lu nekk yàlla moo ko dee dogal so moo tax ma ne yow tamit ñu share idée bi nga wax ñu yow lan mooy sa gis-gis foofu noonu lan mooy sa gis suñ paree ñu ñëw si man itam ma wax la lañ suma gis parce que bëgguma mu mel ni benn nit rek lañ nekk di xee parce que dafa mel ni ñaar ñi ñu ngi si benn parti man maa ngi faree fu nekk maa ngi am gis-gis fu nekk parce que tey suñ ñëwee si développement parce que tey soo seetee si government bi right now di nga am foofu ok Barrow fa nekk waaye soo seetee ñaari meyo yi mooy Talib ak Rohey Malick Lowe di nga xam ne ok UDP they stand a chance waaye tamit Gambia bu leen fàtte dara am na lu fi nekk mooy ne lekkoo ma si ndab li rek dama siy xoppa suuf loolu mu ngi fi ñu acceptuñ ko loolu mu ngi Gambia because tey am na ñu ma ko déggee ñu wax ñu ne am na ñu UDP militants yu ne ñoo xam ne ñu ngi si KMC bi te dañ ko xar mu xar si digga bi parce que man moom su ma wax dama ko dee xar mu dem si digga am na ñu wax ne ñun développement buñ bugg a def Gambia suñ ko defee Barrow dafaa toogaat xam nga statement boobu su ko nit génnee kooku seetal interest in dëkk bi individual stress interest la mooy seet parce que mu ngi wax ne ok développement buñ fi nar a def suñ ko fi defee rek Barrow dafaa winaat kon dafa mel ni kooku Gambia ñorut ko yaa ngi understand ok Talib tamit si biir press conference am bu mu defoon si naka la waati sa liyam bi how to call it KMC li fi nam boobu mu defoon dafa ne bu moo campagne mu ngi campagnalee Bakoteh dumping site bi which is important man am from Bakoteh ok moom loolu la campagne man even though moom I may have difference with moom party am I'm not saying I'm supporting UDP 100% but am na lu mu wax foofu make na sense mu ne ok loolu ku nekk di support UDP sax war na gis ne loolu is important dafa order pour government bi ñu allocate ko dumping site ñu relocate Bakoteh dumping site which is disturbing people every day even démba sax bu ma faa romba suma moto bi dama am pour taal suma lampa bi si because of nu maa gis saxaar bi which is disturbing the community yaa ngi understand so moom dafa ne dafa government bi pour ñu allocate ko dumping site mu allocate lifin bi dumping site bi so da nga gis ne loolu government bi dañ si teg seen tànka because of ñoom tamit ñu ngi wax ne su defee loolu development boobu noonu dafa ñëw si UDP will take the win so da nga gis ne Gambia some people are not fighting for Gambia but they are fighting for their individual interest for their political parties doguma la de waaye soo comme panna bi nga waxee noonu lu Talib wax noonu it makes sense loolu is not for the interest of his own loolu for the Gambia at a large la Gambia waaw loolu comme bu dee government bi dafa deny pour loolu that means the government is looking for his own interest loolu laay wax foofu laay waxee nii which will take Gambia backward du ñu musa yóbbu kanam ndig Gambia soo koy seetal lu dëkk bi soxla lu mu laaj understand nga so dafa mel ni nañ dem si impress rek moom mu ñëw balaa man suma bopp parce que maa ngi am yu bëri su ma ko waxee du tey yéen seen bopp sax waxuma la ne di ngeen jom to NPP or another party waaye dina leen convince a little bit parce que youth si waxtaanuñ kilifa yi tey dañ involve youth si trop si politique dëgg la dañ si war a involve trop ba dañ fàtte ne youth si dañ am a very important role bu ñu war a play si dëkk bi mooy économie Gambia suñ ko boostee youth si la but right now the Gambia su nekkee dëgg rek lañ nekk di wax suñ économie bi mu ngi si loxo foreigners yi billaay because right now soo demee Tànjee yaa ngi am sénégalais Chinese ñoom ñoo dee dafa jën su màggal jotee
jën du fi am soo demee si paaka bi Joswang fu ñoo jaayee moto yaa ngi am foreigners yi foofu noonu ñoom ñoo fa dee jaay spare parts yi nii soo demee Joswang foreigners yi ñoo fa nekk soo demee Banjul ñu jaay suñu marchandise yi man de bitig yi sax foreigners yi ngay am foofu where are we ñun ñu ngi Facebook Instagram live di saagante billahi suñu paree ñu ne dëkk bi nekkul di dem kanam te dëkk bi fu mu nekk nii man am not say supporting Barrow ne okay Barrow laa nekk di support but the hard fact is that the whole world is facing what they call economic depression right now Obama sa soo ko fi andi woon Gambia fii du def dara su nekkee bugga ngeen dégg loolu moom dëgg la Obama sa soo ko andee Gambia fii du fi def dara ndig pandémique lañ nekk Barrow dafa jël dëkk bi te comfortable ut benn bu mu jëlee dëkk bi balaa muy nooyi ñu ne ko 3 years jot na mënut a understand coow comfortable ut sax balaa ñuy understand election jotaata te Gambia tey buñ faate ne dafa am su luñ jóge amoon na time soo demee si ngénte soo toogee di wax mbiri ex président bi moto bu ñuul mu taxaw dangaa noppi waaw léegi su nekkee ne ñun Gambia dañ toll woon foofu noonu foo xam ne ñun ñëpp ñu ngi soona ñu ne ok we want this man to go outside of the country ok léegi ñun time boobu noonu even Gumbo Gambia soo ko doon exchange ak the former president Gambians will take Gumbo than the former president because dañu soonoon kenn amu fi jaama dangaa toog ñu yootal sa papa si guddi sa papa sax dangaa toog mu ngi hold a ministerial post or mu ngi nekk director or anything ñu yootal ko guddi doo ko gisati ñu ne la dafa tukki wala dafa lii doo ko dégga soo léegi ñun Gambia suñ demee ba nga xam ne yàlla wërsakal nañu tey ñu am président boo xam ne fii lañ toog ñu téye mbubaam bi teg ko si suuf di ko diggaat loolu su doon former président bi la kooku waxuma la the boy himself but his family members yi sax dañ leen a réeral de kotuma la foofu I'm very sorry comme fi ngay waxee si mbirim boobu noonu doo amati politicien te parti bu may support ñun yéen ni ma dañu ko di seetaan I don't know it's only known by me ok so waaw ñëwal rek war naa leen bu mu seetaan bu fi nekk di lifin su leen amee lu leen a against leen su leen waxtaan la it's a debate su nekkee da nga am lu leen gis si loo xam ne lu maa wax nii it's not accurate like really nekkul di happen rek let's come to it nañ ko xar mu fi lifin waaw na jub parce que man tey man maa xam ku may votal nit ki Gambian si ñoom seen boppa dañ nekk nit yoo xam ne dañ dee weex di ñuul ndi Gambien bi mooy ñëw mu ne la xay because of yaa ngi nekk xaritam mu ne la xay yaa ngi baax bul wori nañ xay yow yaa ngi baax formal sa political party because moom time boobu mu ngi laa def as source of income mu ngi laa uti xaalis mu ñëw mu ne la ma ne yaa ngi baax xay ubbil political party soo ubbee xay dañ laa support léegi because of moom xam na ne soo ubbee political party bi moom daf laa use as source of income daf laa wax ok léegi 500,000 la ñoo use pour gële-gële yi 500,000 boobu di ko use yëpp dafaa use 250 bi mu usee ko loolu mu am something mu use la yow pour own interest am du la wax dëgga hey Gambia dafa toll foo xam ne tey soo gisee nit koo xam ne waxuma la sax fitut sax pour nekk councilor au classe préfet sax hey tiim ko ne ko hey mënuloo koo jël demal nga toog yaa ngi understand waaye because of suma xarit la because of suma àndandoo la ñoo dee ànda man ne la ok yaa ngi baax nag déedéet moo tax dëkk bi du mun a dem kanam suñ neighboring country just like our schools suñ neighboring country bi I don't know if I'm permitted to say the country Sénégal ngay gis ministre boo xam ne mu ngi cool mu ngi am a nice house nice car mu génna mu téye microphone bi di wax as if moom amul fu mu fanaan because he is using the voice of the voiceless because of tey Gambia mooy di dëkk bu nga xam ne nit dafa jóg mu ñëw gis ne yéen a ngay soona moom mu ngi ok du si involve du intéressé boppam la soo moo tax man su ma dee seet a parti su ma dee seet koo xam ne moom moo ñu war a lii dama seet da yow soo toogee foofu di ñu jooyal ndax yow di nga jooy suñu problème wala wala da ngaa ñëw seet sa own interest parce que Gambia da pour tu wax la dëgga it's a poor country nit yu fi nekk dañ xiif te doomi aadama xiif ak mar a tax nangu jël cëri bañ xam nga dégg ngeen olof boobu soo xiifee nga mar li nga war a bañ di nga ko nangu because of da nga xiif moo tax Halifa Sallah tey su doon ku war a toog rek si Gambia seen toogu bi président bi moo fa war a toog waaye pour wax la dëgga wax la ne nu moo campagne moo feesul Gambien seen bot ni Gambien bi soo ko campagnal soo ñëw campagne si moom wax ko lu mu bugg a dégga wax bu ko wax lu am wax ko lu mu bugg a dégga soo demee si koo xam ne nekkul di
amut WhatsApp amut Android phone amut télé nga ne ko ne yow yaa ngi amee bor tubaab yi yaa ngeen amee bor bu nga xam ne sa doom yi seen doom yi ñu ngi seen doom yi ak seen doom yi dinañ ko fay kooku daf laa tiim di la xool mu ne la yow danga def because xamul li nga nekk di wax wante soo demee nga ne ko saaku ceeb a ngi nii ndox bu set amu leen ko waa foo leen dee roote si pompe bi naa leen defaral booxool my friend kooku noonu soo faa dee sax moom mu la njëkk a dee loolu mooy Gambia right now moo tax Halifa Sallah su ceeñoon méthode am bi su ceeñoon méthode of nu mu dee politique daf doon am Gambians yi ndig Gambians yi xiif bi moo tax waaye loolu doo ko mën a éradiquer fii su la kii dégluwee kii du la déglu te Gambia pour wax la dëgga man liggéey naa all over these countries this village sorry the whole of Gambia du Serekunda ak Banjul lekk te Gambia bari na ñoo xam ne ñu ngi em ni man emuñ avuñ bi Banjul billaay wallaay tallaay avuñ Birikama soo kooku noonu soo ko bëggee wax yenn ni du ko gëm because tey nañ waxante dëgga Adama Barrow liggéey na Gambia ndik soo demee ba yoon bu mu defar noonu yoon boobu yoon yi xakalang boobu noonu yoon boobu soo fa demee di nga xam ne ok Gambians yi de tali bi lu leenal fi foundation ba tali bi almost fu mu nekk ni pare moo def foog na déedéet dara si xakalang break jot I passed that road non man sa dem naa fa man sa dem naa fa waaye man bu ma fa demee ñu ngi level ground bi pour ñëw def ko gardron they don't put the man defaguñ fa loolu noonu but anyways it's important because tey su yoon boobu paree bul seet ne ok man Serekunda Banjul rek laa am interest seetal na ñooñu tamit they are part of it si lañ bokka waaw soo léegi dafa mel ni foog ñu switch affaire yi feneen yéen tamit ngeen bu leen fi non dama bëgg a mu tànga foog ngeen ñëw comme ci affaire yi ñu wax waaw léegi Modou nga kacaañi diandi no problem sen ite walatina ko dana rek rabbi teria le na fe voilà ite yemin je parce que tey xam nga ku liggéey ku duga kuy liggéey ak ku liggéeyul du benn because yow seen nguur bi ngeen a wax UDP ñoom di startaguñ waaye ñoom seen agenda bi lan lañ wax ne ok loolu lañu war a andi pour nga xam ne loolu dina di bénéfice youth si parce que tey lu nga xam ne tey Adama Barrow mun na ko def tey pour ñu njëriñu ko defu ko keneen su ñëwee toog tam foog man na ko mën a def de foog inshallah ok waa baax léegi wala ma si ban boor la moo dem parce que fu mu nekk non ñu dem si break rek ñu mënu dara let's go for break ok gannaaw bu ñu dellu see waat si break 10 minutes break boobu noonu ñu ngi fi am Empress Aisha ak Modou ak Fatima ñu ngi waxtaanee loolu di youth involvement into politics ok si kaw ñun ñëpp xam nañ ne youth si seen involvement si politics is very important because tey ñoom ñooy nekk ndaw yoo xam ne su fi kilifa yi bàyyeekoo ñoom ñoo fi nekk ëllëg so tey ñu ngi am lu very important lu ñu war a discuss within among us tey ñu bu ko defee ñu mun a waxtaan parce que ñun ñëpp suñ boolee suñ xel yi rek dina nekk benn te Gambia ñun ñëpp ñoo ko bokka so ñuy waxtaanee lii di politics fii tey te ku nekk am na li mu war a yokka si loolu noonu so ñu starté Empress moom bu ko defee ñu ngi doon waxtaanee affaire yi politique si ak dëkk bi right now si condition bu mu nekk ak lu tax yow tey soo waree dem dugga si biir voting room bi pour nga kan nga war a voter ak ku la doy ak lan nga gis si 5 years bi ban difference nga gis si 5 years bi ak lan moo tax tey nga war a dem ne da nga votal ku fa nekkoon mu toog wala nga vote ko mu génna lan nga gis lu la doy. Well, Omar, thank you so much, and thank you for having me as well. Politics is part of our day-to-day life activities, so it's either both ways. You cannot run away from it because if you run away from it, it will hurt you. Sure. So basically, we're going to talk about. I will talk about. It will be like a general thing. Yes. Let me start with the UDP. Yes. Basically, saying that the UDP, they have their own 5-point agenda, yes, like the UDP, and we have the likes of CA who have their 10 points. But basically, you can see that all these political parties have the same thing. It's either there is just a little difference from it, but basically it's the same thing. Same thing. Yeah. I would like to say that we Gambians,
we should not be blaming each other, any political party, because we should have ourselves to blame. Because we are the same people who voted for that coalition. Sure. So if the coalition failed us, then we failed ourselves as Gambian. So we should accept that fact that we have failed ourselves instead of pointing fingers at each other. Saying that Barrow should step out. I am not supporting Barrow, I am not supporting UDP, I am not supporting any political party. But the fact is that let's call a spade a spade. When we are going into politics or when they are having their rallies, it is right for you to sell your agenda. Tell people what you have in store rather than attacking each other. Sure. It is not a way of saying, like portraying a good thing. Rather, you call yourself as a leader, and I think a leader should set by example. But you standing on the podium, insulting each other, attacking each other, is not telling well as well. At the end of the day, there is life after politics. Sure. And there is life after election. I don't think whether Gambia have this in mind. We are all one farm. If you hit this one, go to another farm, he is related to another person. Sure, but we are letting this democracy and politics divide us. Sure. UDP the last time, I am not against them, but this is a general thing that is affecting all of that. The party of the United Democrat Party went to a rally and that said, pointing finger saying that the Sarahuli community now belongs to NPP, Sure. which was a statement. I don't think it was rather unnecessary to make a statement, because as a leader, instead of dividing people, we should have that courage to bring them aside. Talking about Barrow too is he is an incumbent and he is the president, yes still, but yes still he has an attitude that that I think. Sometimes I used to say is an anger problem, because like Barrow has this essence here of communication. Sometimes I think that Barrow is like to understand things for him is very difficult. Sometimes I used to say that the people advising him behind are not professional. Thank you. Because you will not have a leader go to a podium, need to address an issue, but yet still he will be there attacking his very politician. When you have important things to discuss about. We talk about the recent statement of the TRRC, the report has been given. What we are expecting is that when Barrow flushed that to the toilet, because we all know when it was delivered, he did not even so conscious to it. But when he post with Barrow said, we talk about the Sobia, Esafat. Do you think even Esafat is serious? Like he is really serious to rule the country? Because we are how to call it? A lead council. Yes. Yet still within the report was submitted, you just declare that you want to be a president, and yet still you want us to believe that your results, if you were doing it genuinely for the love of Gambia. We have seen Enzafat set free Charles Taylor, who was a notorious criminal. Thank you. And yet still you want to pin Jammeh. We all know that Jammeh had made a lot of mistakes in her. But is it Jammeh alone? No, it's the regime within Jammeh. Yes. So I believe that if people are saying junglers kill this, junglers kill, but those junglers, we are they on their own? No, it was the government. Let's say that the regime with Jammeh, but you cannot they were going by orders. They are orders, but Gambia, you cannot be pointing fingers at the other. So the question is Gambia, we want to move forward. What are we doing to move forward? Yes. What are the youth doing? Supporting a political party, you can support any political party, but support a political party that has the interest of youths, that you see yourself in, not because my father is there, my mother is there. This is the Gambia. We are not ready for change. I always say this. We Gambians say that we want change, but we ourselves, we are not. The change starts within ourselves. If we really want to change. Yes. So which means hearing from you is that we don't need a change as of now. We don't need a change of government. We need an attitudinal change. Through my own observation, through what you stated right now. I'm not saying, don't quote me. I am not saying, no, let it be very clear. I am not saying, I am not saying to change our attitude. We need changes. Changes start from within. You cannot change a president when you have a concept that you are backing. You are not even sure what you want to change. Definitely. How are we sure that if we change, but the person come in will be better than him? Of course, we are starting from, we are not starting from scratch. We are starting from scratch. Yes. Any president come right now, he is really coming here. He is a hungry cow. Yes. Because he is not coming there to work. He is coming there to take. That's right. That's right. So léegi dafa mel ni comme waxtaan bi am nañ ko ci ay kàllaama yu bari, am nañ ko ci Kocc Barma, am nañ ko ci Fula tamit, am nañ ko ci Mandinka. So dafa mel ni dañoo dem ci suñ mbokkam yi toog fii muy Aïcha. waaw am nga poli ñoom dañoo am benn tur, dañoo am Mamadou Julde Diallo fële ak Aliou. So ñu dem si moom tamit comme que Gambie ñu ñëpp a ko bokkate, am nañ fi laak, am nañ fi xeet bu nekk, am nañ fi laakakat bu nekk. So dafa mel ni yow yéen tamit war nga ñu war a mun a waxal lan mooy seen gis-gis, parce que fii Gambie ñëpp a ko bokk. Am na ñoo xam ne
ok ñu ngi si àll bi ñu ngi si dëkk yi am na dëkk yu nga xam ne tamit da ngaa ok bii dëkki lii la dëkki lele la majorité bi duñ dee déggee si fànn bi mooy du ñoo déggee si anglais ñii du ñoo déggee si olof wala ñii du ñoo déggee si lii so yow dam di ñu mën a waxal tamit si boor boobu noonu nga wax ñu si seen làkka bi naka nga gisee dëkk bi démb ak tey ndax am na changes ndax doylu nañ si changes boobu parce que Gambia tollu woon nañ fu nga xam ne dañ doon wax ne suñu amee gumbo sax bugga nañ so tey nag yàlla mel nañu président boo xam ne macha allah am na jaama am na toléré na démocratie bu ñuy wax ndekte ku fa nekkoon toléré tul démocratie waaye ku fa nekk ni toléré na démocratie ndax loolu si doylu boobu rek ngeen soxla wala da ngeen bugg a move forward da ngeen bugg a Gambia mu mel ni Dubai wala da ngeen bugg a Gambia mel ni Amérique loolu ngeen bugg a ndax loolu dañ ko mën a am si diir bu gaaw da dañ ko mën a am si lu yaaga nga ñëwee foofu Aïssatou. Okay, Omar, thank you for allowing me to join this platform. Okay. And I will just say it in Fula. Okay. Like bandira banjara wago min bingel mon Aïssatou so do voice or digital. But we are mon gonden koy time politique non gonden e dow mum. Joni politique heddi en ko jango tan badi en vote kono hala ka ko est ce que enen en gandi sako holon wadanten vote amen. En ganda to min to ñoom do sami anda to holon sam bandami vote parce que min no ngami do min ko mi jaagdo manda sako badami. Be na bada campaign UDP na do sobe yana do PDOIS na do Adam Barrow na do. So mino like like we don't need a government change, understand? So tawi en kebi goddo fujjoro from scratch a fami goddo watta do haydara parce que 5 years ko time baddo small ko time seda rek. So we need, I think according like to my own thinking, like yes. we need this president to stay, understand? And I'm not saying that because I'm NPP, no. Yes. I'm not an NPP. Yeah, to what I observe within the 5 years. Yes, he did a lot. He's not comfortably seated. Yeah. Yes. Yeah. Because like Adam Barrow, within five years, the former government, it's a short time, but yet still already done. But I wouldn't say like he did something anyway. What I heard that because Kojono Achiha within few months of Fudiwa Dele foundations, I promise you this, I am going to start this. Where is you and like DP how many years journey what I heard that Achiko ha journey of food with bill. So many buildings have been demolished here. Because of what? Because ko jiddo joda rekadi. Understand? So time frame on a rapid puro ligodo or ligi manag we have seen bridges all over. Understand? So he did it and Kadamo we did what the 6 road project for the first time in the Gambia. Where like the CCS will be like taking selfie as if they are in Dubai when they are in the Gambia. Like Jambe before or we know 2022, like 2020, right? We know Vision 2020 or that change the Gambia. But Adam Barrow Ari Hikanavia 2050. I don't know some 2016. Yeah. 2016 Adam Barrow gel arene kango we go like kango wada continue ko yajambe achuno doko kono but still coming. So before you dogomola fofu nonu I have questions also to ask because ñun ñep ci nañ suñu idea yi fini but before this question bi nga taje jandi mbatala ñu question odo nga lafta kukli na ñinen kala mba ñinen kala ite la own opinion dinna ñim fana yalla own opinion dinna wolom OIC ñin na silo ñing ni ya jaar tardeta molla kuma ha iko malum fo okay amalla file num pour que votes lose election wala tina ñin tardende muna atole muna jiji wolo for is for the interest of the Gambia or is for a personal interest near Gambia la problem for more especially in Africa is the biggest problem when it comes to politics or president. Ya Jamaica Helen, you know, Cavo Alessilo, Ntado Kulana man Carri Fine. You know, Kodo Abodana Mindolan, Gambian. Very nice. You know, Biden Ntamansi tax dollar because I was going to school, but in Kadala meeting all the for I was a kid, I don't know, you know, I used to laugh and clap, cheer him up. But sending another car realized school, it was my own money coming to start. Somebody's father's money lam you know merol mingata no ko kulal me ko wafi ko marché de taxman collect na so ida sino la go yawa ni man carré fayne
It's his duty to do that. In fact, you know, it lento lo jongoti. President on jongoti. Good. Inya naka doko kan tolle. And wo doko ni ba ke kan nokodola. Even your loan tana, wo loan koda ka jo through our taxes. You understand? So mama nyana ke dabo sikandi no ya fo gon dele ni nati. When you nake malla fang ake muliaje. You understand? You're proud wala. Kana fo ni man karte fay nyan dañin kala. Yes. So Empress, what I was saying is that okay, the delayance of the OIC road project, through your observation, what did you see that caused the delayance of the OIC road project? Because it's now that they have started demolishing houses there. So what do you see in that? It was individual interest, or it was something that was supposed to be done since ndax Adama Barrow daf doon lifin foofu noonu carte politique side boobu pour ndax dina ñàkk a vote wala du ñàkk a vote? Well, at this point, even though Adama Barrow was doing it for Gambia, people will not see it as that. Because it comes to a time that you know that election is approaching. It could have been much more earlier than this stage. Because you see that you have, like of Salai, the roadside, you have a house that is already built. You cannot just wait just few months to the election and demolish somebody's hard-earned money. And you don't know how the person has it. And yet still you sit behind us and tell us that you are not going to compensate any victim. For what? Are you above the law? We are the one who put you there. We pay you our salary, which you know that we work for it. The government is governed by a National Assembly. I think the National Assembly should have stepped into this. Because for me, I think that Barrow is doing it for the elections. He is not doing it for the interest of the Gambian people. Because you cannot wait for 2 months to the election. You start telling us you are going to build a OIC road. That was the contract that was signed since. You are just studying the road foundation. You talk about the stone layer. And I think the OIC is approaching nearly 8 months ahead. Yeah. This OIC has been there. And they're talking about it has been there. Let's just talk about the conference. The conference center is not even complete. Yeah. You just go to the roadside. You call that a conference center. Yes, it is built, but yet still it's not even complete. Barrow cannot just sit on campaign telling us that you are. Let me tell you, whoever. But if any of the politicians promise us this, let them know that they are looking for the vote. If they vote in, nobody would accomplish that thing. And through my observation, through what I normally see in this campaign, you see some politicians going to people's houses, you know, eating with them in the same bowl when those people are eating fish with only rice, you know, trying to pretend just to have a little photo that they will post on social media so that they will buy people through that, because Gambians, we are so easy to get. That is fake. Yes. That is fake. So ita fanamula ila idea tije ka politician je ikat dum mol wandi kordal kono kul me alon ko hani politician ni be tambi kay ni la motol ni la tintedo ni e we fangi bukalo ibu ka wero sikandi yeta it bare ni election kana si ikal ji martial to ka ji ni mol ka kacha, you know, ka mol nyini. What do you see that in that aspect? Is it fake or ka mol nyini o muna Gambia ndol nyanda bola wo fakeness ol kono fo nyanda tula wo kono fo fawo bang ntenga menje intele jero to all they are fake. Because ni ajibe jani election no kana campaign yu besila wol do de ne ike to la may fansa keno ine de meje ibukeje yaje if they were willing to do what they are trying to fake or pretend to be doing, they should have been do it since before this campaign started. And comme ntale miraro fananta ngaminje comme before for the president you doing campaign, you saying things that you know that you cannot do it. It's better either NPP, PDOIS or UDP or any other party, you name them. Before wasting it in these political rally things, I believe you put it together. Put into good use than wasting resources. We need it. Political movement political movement ila motol dorong kata for URR motol dorong. They can spend up to $100, $250, $500,000 motol dama ka vano luwas. What am I company lole? Andu mol katara jan sasarine ikala file fang kata overseas treatment hani 100,000 go fund ñu buka mol makoy wala. Nte dal my own point of view I see all political candidates as they are following their own interest wrong.
Volati nanteko nte na idea wolonko. With or without the government, the youths can make it better. Yeah. Parce que nlaftale kudol yebo agenda dol yebo kaitandi youth sol lako amanke politiko damale se balundi. Nlaftale Gambia ya lonko din youth sol ya lonko Sénégalais ni la Sénégalais be ika politiko kale barana banta ikata do ko la kotek. Sénégalais ni do ko sita itol bele kata do ko Gambia le kaje mol mi yalanko ite fente te bulu ika wuli ila korda kono ika si hani kaspa o buko sang ilafta kela Mohamed Jati muna Mohamed Jati fo ay kof jumal janda ba ki sel soto muna nayo fo muna ite ni fos kof kilinta ro ite batala comme nu ma koy waxe ci kala sosé comme dama ne youth suñ waruñu foog ne politique rek mooy génnee dëkk bi yóbbu ko si fuñ ko bëggee because tey man su ma amee suma xarit sax ma bugg koo def président su ma ko defee président man tamit ma toog lem suma loxo moom kenn kese du mun a def liggéey bi youth yi tam war nañ xam ne seen rôle dafa important trop because tey Gambia weldaman bi kapinta bi mécanicien bi they are all important si dëkk bi ñëpp duñ mën a toog si office bi because tey waaye Gambien si yëpp ñu ngi foog ne politique bi rek moo mën a lii gis nga government luñ fi liggéey mënu ñoo yóbbu dëkk bi doguma la de waaye nekkul ne comme politique rek lañ foog ne loolu moo yóbbu Gambie kan politique is very deep it's a nasty game moo fi nekk di xew te Gambia fu mu nekk nii sa politique bi fu mooy demee dafa jéggi dayoo ndig nekkut ñëpp a xam ne social media dafa am game bu fa dee xew ndig tey mun naa toog fu ma toog fii nii tey rek ma bëgg am nataal ak Barrow mun naa toog nii rek def suma loxo bi nii Barrow mu ngi am nataal boo xam ne mu ngi toog mu ngi def nii ñu jël ma crop ma def ma ak Barrow nii wan so majority of Gambians xamuñ ne these things are happening tey di nga toog audio xew ñu ne la ok kii ya ko wax nga toog ñu ne ok vidéo bi xew na ñu ne la kii la ko wax so da nga gis ne boobu tam Gambians right now maanaam they're not duñ dee def proper research balaa ñuy ñoom dañu nekk tël rek ñu ne dama na doguma la de comme suñu plateforme yi right now nii luñ nekk di wax nii nit mën naa dir rek manipuler suñu waxtaan dem yóbbu ko feneen foo xamante ne daal du jël wax bi fu mu dooree waaye fu mu indee la mu ko jël mu lii ko so impress doguma la man dama dee wax ne comme social media has contributed a lot in our day-to-day life activism because nga gis ne we cannot do without it why come Gambian bi dafa use social media as a tool to attack people and which is very wrong the propaganda also in the it's very wrong because nga gis ne ñun youth si kese ñun ñoo nekk social media di saagante ñu ñoo saagal ñu ngi toog seen doom yi kenn jàngut fi suñ feebaree ñoom ñëpp ñu ngi tukki ñun suñ feebaree fii la ñoo dee di rang-rang ak suñ parents si laptaan waaye nañ ñun dañ dee toog di xalaat noonu ñu ñoo xeexal noonu nañ ñoom tal nañ ñu waaye comme nga gis ne Gambian youth bi tam neexut a far la mooy seen wax bi da nga leen a farle ëllëg ñu taxaw fii saaga la tey dañoo wax lii ëllëg suñu paree lu ñoo wax ak lu ñu nekk def fa utee but man dama feel ne it is high time ne Gambian youth we shine our eyes we should not be used as a political instrument for any political leader this is our right we have the right any youth has all the fundamental right to be politically affiliated to any political party but let us do it in just xam nga lu olof yi dee wax sa mbokk su doonee ñomboor bugga ko bu mu tax ba doo ko wax ne sa noppay gudduñ loolu gisuma ko fi maalon man ni kol ka fo ñaadi les ni la ka fu ñoma mu sango ni ilaf tala ñaawo ñaa das di Gambia wala be jang nte nga wala ja hani ka fu ñoma fa ni nabe takal ni kuje mi yalon ka aman ray yaajele yalla kacani ñanta diandi la domandi de yalla te ba UDP le okay nga jema domandi because tay ni ko UDP mol ka fo it's a tribal party nga to nya fo ñu nekk this actually what is happening o man soto ndeysaan atol min beje dol bi jël ka fole a man soto no madu nga question mama ndigi question ni ko UDP idol ka fole c'est tribal party ni ko UDP ka mol nenne ka mol attaque le ok sai naketa ite mu suutiyolti niko party leader nyanta ka fenko nying party nying advice le ka folie ko ok nying kana nying akanya nying ata parce que atol ka kele ndol ka americano atol ite bayro te ma jel ite ye kude le fonye jandi nga ye kacha do le fonye min keta makati o iskan scenario nying fonye tol fana ya understand ko UDP is a nice party ni Gambia je abala fa warta bakale ne UDP la ko jibe ni la history jibe nde lately la nadaka history na tariandi do man ha nadaka UDP la history kabringa je
ñina documentary lawyer Ousainou Darboe la documentary ngata ka lonko yara fa UDP setale ye lawyer Darboe call in America kabrara Olympic jibana dingo ikay ko nga gambele party lon even ko jawra fon involved tajele nene gambian kol kanandi because from the ruling of the armed forces you understand but new UDP jibe ni la party national executive for fonje fonkala na ko nyimanga tribal party ni party leader for musuli jibe maka mandingo it's very important, yes. But the akete nyame Gambia to nyam kilina mandingo le siara that's right. so ko jamale beje ne mandingo le siada jere e ka jibelo ko comme ni APRC fana ba nyame mandingo ko le ndana ne karti fay APRC le ndeka bori jamme no mala from anywhere birka man ka borano sometimes 5 ans that's very right. yeah by then I was a kid even 2011 ma karti fay APRC le ndara makari square nga celebration okay yeah understand but gamme no nyana ka understand ko political nga tribalism bonije comme ngamme ko UDP le ke wa to nyala dolbe je ka to nyero ke bar ke ba dama wote kala ni scenario je men keda kabim baba di ni jobade lode la platform ro anad la safero ke ibi UDP ko yo condemn le ko manya naka ke because nin TRRC mo victimol me problème ni mele problème ni ke baba di nimbe mol kono mele alon ko ya jamme mo ko during those days kamo dol muda ki trouble ka kitio le ka me alon ko to nyata ko kon sa kabra lode la platform ro kala loyalty dan di parti la party leader nada la client ko our responsibility betala you understand ndadam blade no ma campaign la nga ala tendu UDP nga Gambia je nga ku jamal je nyala that's right yeah e comme ya fele diamo ko no Gambia man dam banjul ni bir kawanya Gambia is beyond that what I saw during the campaign Gambia has a long way to go. I feel like Gambia, if it is a human being it just started crawling or even trying to sit properly. I swear to God. Yeah. Say party leader Muneketa in Makati, Dolbenga witness la. And people called they were there. See that J fell a time over the blood be book Malaf UDP call comfortable. Kabingara Mankama sorry, Basi. That early morning na for Kabingara Yuara. Party leader Mol Kumandia, I summoned through Ibrahim Diba. Menga program Jamal Chair. Another ko Albe Pabia mol bebe ndaje Ibrahima yukumo memvo mole ko ngada URR andu betambela ni manka mankunda wala president na dula one ngana modul ngana overspeeding ga na discipline maintain andi dol fana be bola nan temma ko na nga one lane maintain ngana overtaking ga ndebo modo men kono I swear to God multam bida manka mankunda le kam da bade ko han a word an mel be sando fonde dol fa mala I like ni barola korda fon jibe nde because that was my first day going to Basse End then I was, okay this is the famous mansion Kunda and the mansion yeah na jibe jama mo bana nga jamo jibe I mean fenga yela no ma yeah understand so kuma jama lega for but I think UDP this year ela political is very civilized compared to those kelobe kala nyo nengo fana bekela I think civilization is time ye mol fenkele jamfale sa o ke ngadi na sister ate fana ye rapop anyim fana Aisha fana ye rapop antolbe nyi kachani close parce que kachani ata banna munda Gambia mbete mom minate kachate banna no kudol ku jamal le kata jang mol ni la different ideas mol ni la different perspectives yalong sa nga rapop drong nga dua election min bana kana min dum election min nga dua nga dunning kayra la nga fintinin kayra la bayron tolbe mu clean aka election bana la batala ite fana yew last word min soto be min fayla nga close ning wala barka baga ko ma kacha diata baga bara manya banna jam amanya banna aba diar ni bakale okay madam muslimo lo anim baden jiwer lalu ngamin sota pour ka fal wala ko election fila kanana please mbal dan nga ko be fay ko ma mo yo patie min to ngo be fay ko ma ndam mal Gambia ntol dam mal kidenta mbele ka kankil ngofo mbele ka tanyu la sanad lat ntol ka ma be ñolo ko leni everything ntol la ka be kanyu election will come and go ntol widi gamen ntol la bestela please nga try by always nga karte fay kayro ko nga tasi na bungol kono kana ko do nga ko that's very right ngol so kam fam okay Aisha si sen bandirabe fulbe bi nga tagato fofu nga wax nit yi ñu vote si jama ak election bu ñu duga si bismillahir rahmanir rahim gene si alhamdulillahi rabbil alamin bandirabe fulbe
election non go jango sallaje bi jonno mbiyami mon ko goto fof yo yaltu kartal men non woni kongol meden jalten badi en vote jango salla jabi bay dum kade jam tawtere ne jam gande no election so yawti enen tan gondi do e Gambie non Gambie non ko enen jii dum joni non kartal men woni kongol meden on jara. Okay, Empress, your last words, your remarks for the interview. This is just a general advice to everybody. Election is just 2 days or 3 days ahead. Let everyone just go out and vote peacefully and go back to their homes and wait for the results. Because after all, we are all advocating for one thing, that is a peaceful Gambia. Yeah. Okay, loolu lañ leen amaloon tey fii si Voice of Digital tey ñu ngi fi amoon Fatima, Modou, okay, Aisha, Empress ak man Omar. Okay, so tey waxtaan bi mu ngi woon si fanay youth involvement into politics. Ñun ñëpp share nañ fi ideas. We are all one. After all, we have different parties. Ku nekk am na fu moo support parce que tey nit ku nekk foog nga am fi nga féetoo. Doo fi toog nga ne man man faruma fii faruma fii. Nit ku nekk am na fi nga féetoo. Soo duggee si biir voting room bi di nga am koo sànnil. So ki nga sànnil mooy ku la doy. So nañ ci dugga si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulillahi rabbil alamin. Ndik fii ñun dañoo demalante ngente su pol bi xewalee soosey dinañ ñëw su joolaa bi xewalee man ni kay dinañ ñëw su njaago bi xewalee ñun ñëpp benn lañ. Élection bi dañ siy dugga dañ siy génn. Élection dina ñëw dina dem ndik politiciens itam buñ nangu kenn ñu use ñu as instrument comme niñ ko gars yi waxee dañoo ñëw dañoo dem ndik suñ fi nekkee tamit ñun tamit dañ am rôle bu ñëw play parce que lopitaan yi ñu ngi fi war nañ ko defar community si yang fi war nañ ko defar youth si ñu ngi am soxla ay compagnies yu war a ñëw invest Gambia fii pour ñu liggéey ñun ñëpp ñun mun nañ si njëriñoo parce que tey Gambia su développé pour ñun la su yaaxoo tamit pour ñun la soo war a ñëw seetaan ñu andil ay xaajaloo fii nii soo jërë ngeen jëf